donc point bu njëkk bi mooy lu ñu leen bëggoon wax ñëpp xam ko te population yi war ko xam mooy ku ngeen fal ñu ne ko loi nee na dëkk bi nu muy doxee day dox comme république bi nu muy doxee maanaam am na organe délibératif am na organe exécutif maanaam tey président Macky Sall amul droit mu ngi seen président Macky Sall démb ñu dem assemblée pour ne ko autoriser nañ la nga indiwaat poste premier ministre est-ce que Macky Sall su jàppoon ne moom dëkk bi day xëy rek ne nommé naa diw premier ministre jaarale wu ko si yoon parce que amul droit bi peuple bi député yi la ñu fal député yi ñoo koy jox autorisation par la loi moom mu exécuter en tant que organe exécutif mairie tamit noonu lay doxee conseil municipal yi ñoom la ñu fal ñoom ñooy décider lan la ñuy doxal ci dëkk bi seen kàddu boobu noonu loolu mooy démocratie parce que ñoom la ñu fal lu ñu wax rek loi la yoon la suñ ko xasee ba wax maire dina am doole bu muy exécuter waaye ngeen fal seen conseil municipal ñu toll ci 46 ñuy doxal di leen jéggi bañ leen faale ku ñu fal mu war a faire respecter la loi il ne respecte pas la loi il ne respecte pas le conseil municipal il se comporte comme un roi loolu nag kenn mënu ko nangu daa am àpp parce que ku ñemee jël këyit ne lii terrain la këyit kër jëlal mun na xëy suba jël kër gi rek ne defar naa këyit kër bi jox ko kenn jaay ko te conseil bi wax ko kenn waxu ko donc c'est grave fu ngeen ko natt weesu na ko beneen bi mooy xayma yi 2014 ba léegi bu ñu xaymaa te xayma bi sax des na sunuy nit dugg nañ ci dëkk bi ñu compter tool yu ñu dagg yëpp dagg boo xamante ne conseil bi d'accord aussi wala musuñu wax conseil bi ñu ngi dagg gis benn borom tool rek mu bëgg jaay toolam nga ne kaay ma daggal la nga def ay parcelles jox ko ay këyit mu commencé jaay sans conseil bi yëg loolu am na 67 champs yoo xamante ne ça les concerne soo ko xaymaa mu toll ci 4160 terrains déglu leen ba 4160 terrains yoo xamante ne nuñ ko defee jaarul yoon soo demee Ngeexoox séeréer lotissement bu ñu ko fekkoon nekkoon 319 parcelles ci temps Abou Ndiaye ñu daggaat ko parce que ay parcelles de 25-20 la woon daf ko ay parcelles de 15-15 pour mën a yokk ay terrain am ci 600 terrains yoo xamante ne conseil bi yëgul jël ko garder ko di ko jaay soo demee lotissement Kër Bakary bi lotissement boobu dépassé na les 1000 parcelles soo demee ci autoroute à péage bi foofu moom gis ngeen scandale yi ak Mama Sow ay toolu jàmbur ñu koy jël di ko jaay ay 200 millions ay terrains yu ëpp 200 terrains aussi ne fa te autoroute bi kat daa ñëwoon jël toolu jàmbur yi ba pare bu mu utiliser mu am lu des ñu war ko delloowaat seeni borom ñoom ñu jël ko di ko jaay tàgg wuñu conseil municipal tàgg wuñu ñu ñu jox pouvoir délibération soo leen demee ci gannaaw forage ba ku ko doon compter sax nee na pareegul tellement dafa yaatu lu toll ci 22 champs yoo xamante ne dagg nañ ko fa mu toll ci 1408 parcelles loolu yëpp soo ko xaymaa daf lay jox buñ fi toogee ba léegi 7368 parcelles yoo xamante ne ku ngeen dénk dëkk bi defal na ko ay kayit yu baaxul loolu soo xaymaa loolu terrain bu nekk war a fay mutation lu mu néew 200000 parce que am na ñu fay lu ëpp loolu soo ko xaymaa ci mutation yi kese da lay jox 1 milliard
473 600 000 473 600 000 1 milliard 473 600 000 normalement mutation yi kese war na dugal loolu ci keesu Ngexoox lu si doy waar am na ñu bëggoon ñu ñëw sax tey dañu am ngàtt ñu témoigner dañu dem seen kër toog mu ne ma seen maire bi daf ma yoraloon bor balaa muy falu ma topp ko ba sonn fayu ma am ay terrain yu ma bëgg a muté mu ne ma mooy bor ba jëlal comme daal suñuy mutation ak suñu kii lay fayee borom lay defee ay dépenses am moom daal moo ko moom am na ñu ma ne daf may ne Orange Money ko wala Wave ma ko nga jox ko kayit yi mu ne Wave ma 200 000 yi mu jël te lépp nag waru si laal ñaar dërëm lépp trésor la war a jaar mu am kitis mu nekk si keesu Ngexoox su ñëwee fi ñu jox kayit donc loolu mooy terrain yi maintenant ci 7368 terrains yi xam ngeen ne saa yi suñu daggee benn hectare 10 terrains yu nekk mairie am na si 4 donc loolu soo ko xaymaa da lay wan ni 2947 terrains yoo xamante ne Ngexoox moo ko moom campement moo ko moom attribution war a jaar commission domaniale bi commission d'attribution lenn li mairie décidé di financer ay projet wala loolu kenn xamul fu mu jaar ndaxte te loolu soo ko xaymaa parce que terrain yi am na terrain yoo xamante ne seen njëg néew na 1 million 500 yenn ñi seen njëg ëpp na 1 million 500 donc soo jëlee 1 million 500 comme médiane wala prix moyen daf lay jox 4 milliards 220 millions 500 000 ci terrain yi dégg ngeen baax lu may wax mutation yi kese waroon na mën a indil suufu Ngexoox 1 milliard 473 600 000 terrain yoo xamante ne ci quota mairie la bokk waroon na mën a indil mairie bi 4 milliards 420 millions 500 000 soo ko boolee muy 5 milliards 896 millions 100 000 te loolu xayma bi des na donc lu jege 6 milliards lu waroon dugg ci keesu Ngexoox ci wàllu terrain kese léegi lu ci gën a doy waar budget Ngexoox budget bi yëpp wax ma la wàllu suuf bi de parce que budget bi garage bi ci la bokk marché bi ci la bokk stationnement yi ci la bokk donc lépp lu dugal xaalis budget bi fonds de dotation ci la bokk loolu yëpp soo ko boolee loolu yëpp matul 2 milliards lu ñu bàyyi ci keesu Ngexoox te suuf rek waroon dugal lu jege 6 milliards documents yi ngeen gis mooy les comptes administratifs de la mairie de 2015 à 2020 comptes administratifs yi nuñ koy xoolee mooy mairie bi fu ñu nee budget bu ñu bëgg Ngexoox par exemple 408 millions la bii di année 2015 concrètement exécuté wuñu 408 millions yi 300 millions 170 000 la ñu exécuté maintenant lu ci am solo mooy ngeen dem ci dépenses yi yu ñu def réellement ak dépenses yoo xamante ne defuñu ko pour le moment ci wàllu suuf bi rek la ñu examiner mooy droit d'alignement et frais de bornage donc mooy nekk ci compte 121 bi non compte 705 bi ci lay nekk foofu soo xayma à chaque fois nañ la wan loolu ñaata la dugal te lu mu dugal yëpp soo ko xayma sori na lool montant bu ñu leen wax